Messieurs internautes de Dakar Buzz, bonjour ou bonsoir, ça dépendra ci heure bi ngeen di seetaan vidéo bi. Alors deuxième numéro de votre émission yaa ko waral alors genre reportage boo xam ne dañ koy defar les artistes histoire de recueillir maximum d'informations. Alors niveau premier numéro bi def nañ ko ak Pape Diouf le leader de la génération consciente et cette fois-ci dañu déplacé wu on a traversé des kilomètres jusque fi nga xam ne moo di Mbour dem seeti waa Akhlou Brick Paradise du ñoom la ñu gis en personne mais on a eu l'occasion de parler avec quelques membres de leur famille, les staffs, les musiciens qui ont l'habitude de travailler avec eux xool nañ l'oncle xool ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yar kii di Ara ak Deizer xool les amis les frères foofu ci Mbour avec l'équipe de Dakar Buzz Malick laa ci àndaloon alors gis ngeen bi ñu def ak Pape Diouf am nañ témoignage yu bëri yu ñu am ba ci ñi nga xam ne peut-être ce sont les hommes de l'ombre bon bi gardien bi voisin yi mais cette fois-ci ak waa Akhlou Brick Paradise dem nañ gis ñu bëri mesdames messieurs amis chers internautes dañuy dem jëli en première ki nga xam ne mooy seen DJ le disc jockey qui a l'habitude d'être derrière les deux artistes Ara ak Deizer ci concert bu ñu mënti nekk moom itam am na ay témoignages yu ñu jox à leur niveau et juste après ñu daal di ñëwaat appréciez vous-même. man maa ngi tudd Bamba Diop waaw mais ñu gën maa xam ci Biggy Ba quoi. bon Akhlou Brick Paradise je peux dire que ay amis d'enfance lañu avant tout mais dañoo dem aussi ba liggéey boole ñu daal voilà mu nekk seen DJ ñu bokk ci li ñuy def di ci liggéey ci côté musical ci loolu daal côté DJing bi daal laa gën a féete ak ñoom ci loolu daal la ñuy liggéey. waaw bon liggéey bi ñu bokk nekk na aussi loo xamante ne bi lu ñu yàgg mbëbët la depuis bi ñuy nekk xale doon ko fowee boobu ñu ngi ànd gënoon nekk ay xale mais dañuy dem ba ci biir. mu nekk tamit loo xam ni suñu bëgg-bëgg ñun lay doon ci suñu bopp te liggéey bi nag bon ñu ngi koy defee ci defin boo xamante ne bi la aussi ku ci nekk daal yaa ngi ci gis sa bopp waaw parce que nekk na ci loo xamante ne bi la ku ci nekk jox nañ la ci tey ji sa wàll ba ñoo xamante ne bi la ku ci nekk daal sa liggéey moom fonk nga ko parce que liggéey mën nañ ni ñaari côté la ndax benn côté bi dina am côté collectif boo xamante ne bi la yéen a koy liggéeyandoo mais tamit nekkul à chaque fois que nit ki war ngeen a toog waroo xaar ba ngeen toog pour ngeen di liggéey dina am liggéey boo xamante ne bi tamit nit ku nekk sa kër nga koy defee pour bu bis bu ngeen demee ba toog pour liggéey tamit dafay gën a yomb donc ci côté boobu je peux dire que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa côté liggéey séeré nga si bu baax a baax a baax waaw que mu nekk collectif que mu nekk aussi individuel. suñu nekk souvent côté professionnel wala côté social. côté professionnel d'abord. côté professionnel ku nekk. ak sa maanaam facette parce que tey jii bu fekkente ni ñoom ñi ngi nii ak ni ñu leen di nit ñi di suivre ci seen côté musique di nga xool Deizer moom côté rap la gën a focus quoi booy xool bu fekkente ni Arafat côté woy donte yenn saa aussi dina woy donc ku si nekk aussi li nga xamante ne bi la yaa ngi koy def sa côté tamit yaa ngi koy def si ni mu gën a rafetee quoi. bon waa dëkkandoo yi tamit franchement depuis lu yàgg. seede yu rafet rek lañ mus a am ci ñoom ñun ñi tamit gën leen jege aussi seede yu rafet lañ am ci ñoom parce que tey jii boo jëlee par exemple kaaw Deizer mën naa wax ci ku ci nekk Deizer aussi nekk na nit koo xamante ni bi la tey jii bu ngeen àndoon gaa li ñuy ànd sax ci dox nii ci mbedd peut-être mën na bañ a bari mais bu yàlla defee ba ngeen ànd nii ci mbedd nii dox mën naa ne boo yàkkamtee neel bul ànd ak moom parce que xamul ku ko xam ak ku ko xamul ku mu romb dina la jox sa wàccuwaay dina wax ak yow dina saafonteeg yow même bu la xamul te nag amu ci âge quoi franchement à vrai dire muy pas muy xale muy mag ba ci professeurs yi nga xamante ne bi la jàngal nañ ko des fois dañuy daje ci ay événements wala ci ay cérémonies mais ku ci nekk rek ku ci daje ak moom non di nga ko fàttali loo xamante ne bi peut-être defoon na ko loo touché te moom lu muy fàtte lay doon quoi côté Arafat tamit moom wax dëgg fa yàlla ku ma gis yéene na la jàmm ak amul miinante ngeen. amul miinantewu leen mais wax dëgg fa yàlla ñëpp la amal jàmm foo ko romb mi ngi kaf ak nit ñi mi ngi retaan ak nit ñi wax dëgg fa yàlla nitu jàmm la nekk na aussi nit boo xamante ne bi la jamais nga gis ko fu mu meree non moom meram moom doo ko gis il préfère garder ko après bu demee moom moo xam après nu mu koy raisonner ci boppam mais de toute façon daal nit moom nit bu dul mer nag amul mais man de personnellement mosuma gis meram te aussi du man kese maa koy séddale mais ñu bëri ñu ngi koy séddale Deizer non Deizer moom mooy si dàq mbalak moom franchement Ara day mbalak mais entre ñoom ñaar moom bon Ara
la plupart moom mooy ëpp lu mu koy dominer si côté mbalak bi parce que man déjà dañ naan sama adversaire la côté mbalak parce que même buñ toogee sax fenn nii di waxtaan man il faut que ma nekk fa pour waxtaan bi mën a am yenn adversité yi entre man ak moom dër bi la quoi. bon lu ma marqué loo xam ne dund nañ ko sur scène mën naa ni peut-être premier jour bi la parce que ñoom mën naa ni ñoom ñoo ma jiitu si domaine boobu noonu parce que nekkuma tey ji koo xam ne man maa njëkk a gérer seen platine maa ngi koy nuyu de passage amoon nañ suñu benn grand boo xamante ni bi la Atoumane moom moo njëkkoon yor platine bi instant boobu man j'étais à l'université donc maa ngi doon gën a nekk ci côté études yi affaire yooyu noonu mais par la suite bi ma ñëwee rejoindre encore tamit bon xam nga lépp tamit mënul xëy rek yomb ci benn instant bi nii mais suñu premier concert boobu mi ngi nekkoon Joal quoi ma waroon téye platine bi fekk na boobu aussi fekk na jot naa am yenn performance yu ma ci def yenn formation yi mais premier jour xam nga rek ak nit ñi loo xam ni aussi tàmmoo di ko def di nga ci am benn doo ci gaaw am benn facilité bi quoi mais bon après bi concert bi jeexee tamit da ngay gis nit ñi dañ lay yokk doole quoi parce que dinañ tenir ak yow benn langage boo xamante ni bi la dinañ xam ne yow mii li ngay def mën nga ko mais peut-être début bi la quoi parce que tout début est difficile comme on a l'habitude de le dire mais après da ngay waxtaan ak ñoom waxtaan yoo xam ni dina doon loo xam ni doo ko fàtte même bu dee lu doon looy xam ni looy taxaw la di ko wax mais dinañ dund ak yow même ci biir scène bi ci kaw scène bi loo xamante ni bi la yéen ñaar rek yéen a koy xam en tant que yow artiste bon li ñuy suivre sax duñ ko suivre quoi duñu xam ni kii peut-être c'est sa première fois te loolu mën naa ni tamit ça date un peu quoi. Alors, mesdames, messieurs, vous avez bel et bien écouté, apprécié les paroles vraiment magiques de leur DJ ki nga xam ni il a l'habitude d'être avec eux moom mu joxe ay CD yu extraordinaire lu jëm ci wàllu liggéey waaye itam wane ni ce sont des nescients waaye itam ci concert toujours dafay expliquer moom ci boppam premier concert bi mu am ak ñoom c'était vraiment dur pour lui mais toujours ñoom ñoo di ñi ko xam ne dañ ko yokk jom. Alors bu ñu paree loolu itam bu ñu jógee ci DJ dañuy dem avec les membres de leur staff ñoom itam am na lu ñu wax ñu déglu leen kenn ci koo xam ne moom moo nekk seen directeur artistique wax na waaye déglu nañu itam ki nga xam ni moo nekk ami d'enfance bu aara waaye nekk itam seen membre de staff moo dinañu expliquer quelques anecdotes à leur niveau appréciez vous-même juste après on revient. Bon Akhlou Brick ci staff bi la bokk en plus de ça bon man seen ami d'enfance la depuis ba ñu nekk xale ba léegi. Akhlou Brick maay seen directeur artistique. waaw ñu ñoo doon ànd souvent waaye après man dama gënoon a focus ci liggéey bi ñoom ñu gënoon a focus ci musique bi quoi mais après par la suite dama leen a rejoindre. si tournage bi mujjee def nii rek parce que maa ko réalisé mais tournage bi yëpp dañ ko xuloo en quelque sorte quoi. waaw parce que xam nga sama gars yi ñoom dañoo am xam-xam trop te des fois yow li ngay gis mën na wuteeg ñoom li ñuy gis quoi donc des fois du xuloo sax lañ koy mën a wax quoi laay waaw essence d'idée la mais mun na tàng parce que avant liggéey bi di ñëw xarit bi moo jiitu quoi waaw donc loolu moom mënu si ñàkk quoi à chaque fois dañuy jàppante mais bala ñu jógee foofu ñu taxaw dañuy am solution quoi après on avance. waaw li ma mën a fàttaliku ba ñu nekk xale joxoon nañ ma xalaat bi mais ba ñu nekk à l'école dafa am benn jour ñun ñëpp ñuy fubal ara ñëwoon fa boobu ñu ngi jàngee CS1 mu doon def benn genre show ci terrain basket bi loolu laa gën a fàttaliku quoi si bañ duggee ci musique moom dama mës a njort ni niveau bi ñu nekk nii sax dañ koy weesu parce que am nañ talent bi quoi. non si ñuy ànd ñun ñii ñëpp amul ki si jàpp mer waaw lépp lu ñu am lu ñuy wax dañ koy wax si saa si comme mu doon luy metti di gaañ nit ki wala luy neex sax di neex nit ki dañ koy wax parce que te loolu c'est à bas âge quoi lañ commencé loolu parce que tey jii peut-être lu tax man du ma mën wax si ñoom day yomb quoi parce que day mel ne wax si sa bopp rek parce que nit ki nga xamante ni yéen a yarandoo fowandoo defandoo primaire ba tey jii nii affaire yi toll fii ku nekk doon ay responsable ñu doon ñëpp ay responsable donc mën nañ xam si yow mën nañ xam si ñoom lu bari mais duñ mën a wax lépp quoi waaw parce que li ma wax rek mooy comme wax si sa bopp yombul quoi mais ay nit yoo xamante ni franchement amuñu seen baax amul dayoo quoi te musuñu changé
parce que tey jii mënoon nga toll foo xamante ni comme ñoom seen niveau fi ñu toll. waaw sérieux woon nañ ci école moom mënoon nañ jàng moom bêtise bu may fàttaliku moom ci ara laa koy fàttaliku moom souvent moom dafa bari caaxaan quoi da lay fekk nga toog mu lay dóor yoo xam ne day métti quoi mooy loolu moom souvent moom yow day def ay bêtises moom moo tax bu ma toogee fi def ay bêtises am duma fi jógee non bêtises yi dafa bari moo tax bêtises yi dafa bari moo tax. waaw Blanc jàmm la Blanc jàmm rek non yi ñuy sol Blanc sax ay wantit ñoo koy tourné man bu ma commencé tourné bariwul mais choix bi la plupart réalisateur moom moo koy choisir quoi day tombé rek te mais Blanc jàmm la rek quoi. non moom chaque jour moom day mbal ak moom chaque jour day mbal ak moom da ngay dem ba sax yow da ngay concentré wu ci benn affaire sax soit ñu nekk ci benn concert wala affaire yi noonu moom da lay fekk nga taxaw concentré wu mu fekk la mbalak la benn mbalak boo xamante ne yow sa pression day wàññeeku quoi. waaw doomu aadama yi moom koo mën di gis rek muy man muy yow muy keneen ku ne am na défaut mais ay défaut du ma ne défaut yu positif sax quoi mais comme à part bu ma jëlee individuellement qualité la en même temps défaut la quoi il est trop confiant c'est-à-dire moom ci lu mu jàpp rek ara waaw lu mu jàpp rek day jàpp ne waaw loolu la quoi Dayz waaw Dayz moom comme li ñu ko koy tooñee mooy il se croit que moom Jésus la quoi mën na dimbali ñëpp waaw moom mën na faj problème mu àdduna bi yëpp waaw te loolu dëgg la lu baax la mais bu fekkee mën nga ko moo tax tey jii baax la sax laa koy tuddee parce que tey jii nit ki nga xamante dafay yor benn xaalis bu ndaw bala ngaa tëdd mu jeex loolu man mën naa ko tuddee défaut mën naa ko tuddee baax quoi parce que tey jii ñu bari dañuy préférer am ba pare doog a dimbali mais moom ci li mu yor du ko fanaanoo da koy jël sàq joxewaat. Akhlou Brick ak social vraiment booy wax ci rap musique sénégalaise moom doo wax social te yaakaar naa waxu Akhlou Brick parce que yaakaar naa ñun ñi nekk nii yëpp chaque jour bu Akhlou Brick ne social ñun dañ ciy dugal suñu loxo puisque à chaque fois ñoom dañuy viser fi nga xamante ne société bi foofu moo jar a viser te lu ñuy wax ci social rek ñoom ñoo ci njëkk a dem muy loo mënti laal nag social. événement ñi def yëpp événement bu ma ci gën a marqué mooy ba ñu njëkk a tëgg concert Stade Caroline Faye boobu man ak Elbadi ñu ngi liggéey casino après liggéey woon nañ mais au fait li ñu doon xalaat c'est la première fois artiste dëkk Mbour di def Mbour concert door ko ci stade boobu Mbour sax daan woon am sax ay concert ci stade ñoo ko njëkkoon a def léegi fañ nekkoon di liggéey à chaque fois sax def ma doon naan sax na ko concert bi loo ci dégg affaire yooyu noonu ndax bëri na nit mais ba ñëwee ba ci bunt bi gis nit ñi ran ba ci rond point bi loolu moo ñu jaaxaloon quoi loolu moom mu gënoon a marqué concert boobu noonu. waaw peut-être concert bi nga xamante ni dañu jëloon stade bi ba pare même temps championnat Sénégal waroon am léegi ñu installé suñu bagage ak yëpp ba pare gars yi ñëw ne ñoom dañuy jouer quoi donc nag foofu noonu moment boobu stress amoon na parce que li ñu investir woon ci xaalis bari na trop ba pare ñu ñëw ba foofu te xam nga rek borom yi doole ñoo xam ne ci nguur gi lañ nekk ak yooyu waaw di nga am stress tuuti waaw donc mais ci jàmm la mujjee. bon bêtise bi ma gën a marqué ci ara benn jour dañ doon def composition léegi suñu benn ma professeur moo ñu doon ma surveiller monsieur Faye Mat ara ñuy def ma compo ba ci digg bi sa waay ne monsieur Faye je vais aller aux toilettes quoi fay na ko Mamadou Sarr da ngaa bëgg a sawi mu ne ko waaw mu ne ko da ngaa bëgg a sawi mu ne ko sawal ci ruq bale waaye doo génn sa waay dem ci ruq bi mu ne ko est-ce que da nga bëgg a sawi comme ça jubal ci ruq bi rek mu ne ko ah moo ne Mamadou foo de demal sawi mais fii laay taxaw di la xool. ah foofu ne moom ndax xew a grave parce que ñun ñii sax ay taalibe Baay lañ waaw donc Baay moom li ñuy wax rek moo tànn ay taalibe du suñu njàmbaar du coobare kenn waaw moom mbaalam rek
xëy na jël ñu si kon ñun ñi bokk si jën ñi gën a ñàkk solo sax mu mbaal ñu quoi naa ne question boobu moom ñu koy laaj sëriñ yi quoi mais man xeebu naa dafa ës. non comme ne fekk jabar ci ak moom day mbalak parce que xama rek bari na caaxaan mais lu muy dem lu nekk ci àdduna rek da ciy dem à fond quoi moo tax non saa yi sama gars yi dama sérieux moom waaw. waaw ay jullit lañ damaa rus. waaw ay jullit lañ ay taalibe lañ xaqal waaw loolu alors Mélanie Sy dégg ngeen ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci staff bi duñu wax ce qui est vraiment important là-dessus mooy toujours Comme Malick yaroon lool depuis xale daal di def staff mais benn anecdote ci boppam moom bi nga xam ne Ara on a recueilli des informations par rapport à lui que c'était un enfant turbulent en classe ci benn anecdote maanaam période bi moment bi nga xam ne dafa bëgg a tuur ndox ci classe bi déglu ngeen ko je pense bien yéen ñëpp reetaan ngeen ci nga xam ne mooy moom la bokkaloon classe waaye itam nekk ci staff bi déglu nañ aussi le directeur artistique moom problème bi muy am ak ñoom tout le temps ci wàllum solo et parmi les informations qu'on a recueillies toujours da ngay dégg que ni ils sont vraiment sociaux et puis dañu koy def ci suuf te kenn du ko yëg et c'est ce qui est vraiment important ci benn porteur de voix ou bien une voix des sans voix muy waa Ara ak Deyza merci beaucoup et puis bi ñu paree nag ñoom bi ñu ñëwee Mbour tout le temps dañuy gis ni ci seen i wax du ñu nekk seen kër souvent bu ñu demee ba teg seen saak ba waxtaan avec la famille ils sont toujours chez un ami waaye foofu depuis ba ñu nekkee xale ba léegi foofu la ñuy ne foofu la ñuy fréquenter foofu la ñuy def seen i bêtises depuis ba ñu nekkee xale bi jusqu'à ce que ñu nekk des artistes de renommée internationale j'ose le dire même dem nañ recueillir ki nga xam ne moom mooy yaay ci biir kër ga ki nga xam ne mën nañu wax moo leen yar muy seen tata d'une manière générale déglu nañ ko ñu dem déglu moom itam témoignage mu def à leur niveau et juste après ñu daal di ñëwaat à tout de suite. gëm leen seen bopp ndax fii nii kenn mënul dara kenn amul dara waaye bu ngeen jubee te gëm seen bopp ñuy génn ngeen di doon ñoom guddi guddi mbuur la waaw ñoom guddi guddi mbuur la ñuy def te bi ñuy xale ci kër gi lañ mas di foye la ñuy fanaanee fi la ñuy lekkee fi la ñuy naanee te bay tey sensé gu ñoom xanaa buñ jàngi woon lii école bi onkat bi buñ ñëwee ma toggal leen laax ñu jël laax ba di sëlmoo ak a dóorante ak a takkante waaw benn lañ nag sama waa kër yi ñoom ñaar ñooñu ñu bokkal ndey ak baay li ñuy wax Ara ak Deyza waxuñu ko Seex Njaay ak Alaaji ñu bokkal ndey ak baay seen soxla ñoom ñoo koy xam ñoom la ñuy waxtaanal ku si am loo mer sax war koo jaare fenn si ñoom nga koy jaare mu soog a ñëw si kër gi ba ñuy dërëm ba ñuy ñaar dërëm ba nii ñuy juróom maa ak ñoom la seen dara umpuma nëbbuñu ma seen dara daa dem na ba mel ni maa ak ñoom duñu ay doom de ay moroom lañ ma wàcc sama bopp ñoom ñu ñëw mu yem ak man di waxtaan ak man di ma gindi ma di leen gindi ñu sóor ma si lu bari ndax dama naan leen àddina bi jub ak jubal ak gëm sa bopp gëm yàlla teral say waajur dong moo fi nekk te dal na leen Deyza nag moo may tooñ Ara doomi yaayam la moom boo ko waxee lool rek da koy xaw ñoom démb déedéet doyewuma ko dara waaye bañ commencé ba démb paa bi daa ñëw fa ñu commencé ba fii ñu yem nii mu jël kele bi teg lépp ma tëdd fii waaw mu ngi noonu ñu di ko seetaan ma ne ko man sama doom yi jàmbaar lañ yal na leen yàlla la fa cat te fu ñu bëgg a àgg yal na leen fa yàgga àggale ñoom dañuy jéem rek waaye lépp ci seen loxo lay mujj bu neexee yàlla wallaay ndax ànd booloo bokk nee naa leen dara bu mu leen boole jigéen ak xaalis moo fiy tas te bés bu set ñoom laa dëkk ci seen nopp yi bu mu leen boole ci dara lu kenn ki am ñoom ñépp ko am nag noonu nga leen di gis li kenn ki am ñoom ñépp ko bokk kenn xaajalewul man maay seen yaay ak ñi topp ci ñoom kenn du ci def dara te waxoo ma kenn du ci dem fenn te tàggu woo ma booy jógee Dakar sax dama woon ne ma mère maa ngi ñëw buñ dee ndékki fi lañ koy ndékkee bu dee añ fi lañ koy añee bu dee ree fii ñu ne nii nga leen fekkee ñu for bu doon ñoom it bu ñu jógee Dakar fi la ñuy gaare ñuy for di ree
boo ma bàyyi leen fi tëdd mën nañoo nekk si koñ bi nag ñépp di leen seetaan mosuñu fee xeex xuloowuñu xale bu leen fi ndek ñu def leen ay fans si lañ dëkk ñoom luñ amaguñ dara ndax luñ am def ko social ñoom amaguñ dara luñ am dimbalee ko doomu léeg-léeg ma nekk fi jaboot ñëw déy ma tuuti damay wookee ne ko am na lu fi xew de ñu ne ma nangam ma ne ko ah damaa bëggoon ngeen fexeel ma nangam ak nangam te noonu lañ koy fexee te noonu laa koy doxee te kenn du ko yëg li ñuy def boolewuñ si daraay wax dañ ko mënaguñ si lépp sax waaye li mu tuutee ko bare ñu ngi koy defal ñi ñu bokkal ñu ngi koy defal ñi nga xam ne duñoo néew doole te yàlla rek tax si sama nopp bii xanaa bëgg a tekki rek ma ne leen lu jot yomb bu ngeen xoolan démb bu xool bërki démb bu xool tey xam ne léppay ñëw ma di leen di dénk comme li ma leen daan dénk juboo doon benn aw say kenn mënu koo damm bu ñu damantoo rek duñoo tàqali ko waaye fii ñu ngi bu doon benn fu ñu bëgg a àgg bu neexee yàlla danañ fa àgg ñu ngi leen di dénk nag yàlla ak yonent bi ak ñoom bàyyi mu ñu yaakaar ak sëñ Tuubaa ak sëriñ su baax si yépp yàlla may leen fan wu gudd ànd ak wér gi yaram yéen tamit yàlla may leen fan wu gudd ànd ak wér gi yaram sàmm leen sàmm ñu sàmm njaboot gi ku si nekk yaa xam la gën si yow yaa ko bëgg yàlla la yàlla defal la gën. xale bu yaroo màcc tàngal way sa gune njaay waaye itam xale bu loxoom setee dina mën a bokk ak mag ak ndab loolu la gars yi wax moo tax que dégg nga yaay ji lu mu wax conseillé leen muy yaay ci ñoom tout le temps foofu la ñuy nekk bu ñu ñëwee Mbour et puis yaay ji wax na guddi Mbour nekk ñoo xam ne dañu social nekk ñoo xam ne dañu pieux nekk ñoo xam ne vraiment dañu ouvert muy waa Akhlou Brick Paradise Ara ak Deyza dégg nga yaay ji seen yaay ñoom itam li mu wax et ce qui est vraiment touchant là-dessus mooy que ñoom bu ñu xasee ba ñëw rek fu lépp lu ñu mënta bàyyi jàppoon dañ koy bàyyi te bu maire bi waxee dañuy bàyyi ñu gis ni yar dafa am solo et puis c'est vraiment remarqué par rapport ak ñoom boo leen xoolee da ngay gis ni vraiment ce sont des gens vraiment éduqués et ce qui est vraiment important mesdames et messieurs noonu la demee bu ñu paree nag damay dem seeti koo xam ne c'est un membre de la famille di rakk ci Ara di petit frère Ara waaye mën naa ne wax di petit frère Ara ak Deyza Akhlou Brick Paradise d'une manière générale le petit frère moom tamit def na témoignage ñu dem déglu ko. man may caatu Akhlou Brick waaw may caat bi ñoom ba xam joxe nañ ma idée bi nañ ma sa way non waaw parce que ba ñuy commencé wuñu rap quoi yaakaaruma woon ni peut-être dinañ nekk rappeur wala affaire yooyu parce que ñoom ñoo doon ànd te bañ doon ànd boobu commencé guñu woon rap peut-être au début dañ ko doon foowe comme ñëpp rek mais après xam naa ci la affaire jug à part musique yu jamono jooju ku nekk dafa nekkoon ci coin quoi Rijal da doon liggéey fii Ara di liggéey fii yeneen gars yi tamit ku nekk Rijal lim liggéey nag dafa bëri de Rijal def na je pense commerce da doon jaay ay soble café Touba non comme tour bi rek xam nga Rijal moom Baye Fall la quoi waaw lépp Ara moom je pense que nekkoon na marieur ci port nekkoon na tamit mool doon dem géej quoi Ara waaw doon dem géej waaw moom mool la woon xaw ma wax na leen ko xaw ma waxu leen ko waaw mais moom doon dem géej mool la woon quoi. waaw gars yi après lii nañ quoi au début xam nga peut-être méttu woon parce que yàqalu woon dara xam nga boo nekkee jeune di nekk ci musique te jàngoo parents yi duñ accepter parce que dañ naan da ngay yàq sa jàng ak yooyu. mais ñoom loolu mosu leen a yàqal dara moo tax méttu woon ci côté parent parce que gars yi ñu ngi leen doon encourager di leen jàppale quoi parce que yàqalu woon dara. seen défaut boy est-ce que xam naa bu baax seen défaut en tout cas daal cool nañ sama diggante ak ñoom donc peut-être am nañ ñoo xam ne xam nañ seen défaut comme gars yi ñeneen gars yi parce que man li may nekk ak ñoom bëri na mais à chaque fois kanam biñ may wan. man kanam boobu laay gis chaque jour si ñoom waaw ok rak lañ ma jàppee mais buñ toogee nii duñ ma jàppee rak day mel ni ay morom lañ quoi dañuy waxtaan lépp kaañante wax amul limite quoi sama diggante ak ñoom même si âge bi séparé nañu mais doo ko sax gis buñ toogee. non def nañ ma dara man waaw man moom def nañ ma dara lu ma métti waaw parce que un jour gars yi dama leen a fekk ñuy répété léegi bu ñuy répété. ci ginnaaw quoi sama gaale ci ginnaaw ñu répété ba sonn nii rek après ñu toog di def njarum sow di naan
après ma fekk leen fa ñu teg ñetti kaas ñun jël ñaari kaas yi naan beneen kaas ma ñëw ñu yëkkati kaas bi jox ma su fekk ñoom dañ doon xam nga dañoo jënd njarum soow noonu rek di naan quoi naturellement ma ñëw xaw ma nuñ ko nag inspiré ma ñëw rek déjà ñoom ñaar ñunu ma lii temps yii nag dañoo préparé benn concert ñunu ma soow bi dañ leen wax pour concert bi xam nga am jàmm affaire yooyu mais dañ leen wax ne leen troisième bi koy naan moom day sukk yaa ngi dégg day sukk quoi te bu sukkee day sukk oom bi jël soow bi di ko wërale bopp bi xam nga rek xam nga sama man moom du ma leen bañal dara parce que xam nga mooy loolu waaw ma gëm leen nag ma toog jël soow bi ñu xelil ma kaas guxooguma de ñun ma léegi da ngay sukk nga jël soow mi di ko wërale ko quoi di ko wërale sa bopp bi ma toog sukk jël soow bi di wërale ñu jéggee rek daanu rek ree quoi man xaw ma affaire yi gars yi lu ñuy ree jégee ñu ne boy dañ leen nax rek ñun dañoo jënoon suñu njarum soow nii rek di naan quoi léegi affaire boobu daf ma marqué nag à chaque fois bu ñuy kaañante après dañ koy fàttalu mu nekk ay images yoo xam ni bon du ma ko mën a fàtte sama diggante. waaw jàmm en plus dañoo wàcc seen bopp booy ñu àndaloon booy leen xamoon bu njëkk affaire yooyu bu ñu demee ku nekk dañuy jaar sa tour nice cool à chaque fois li ñu leen di njëkk bu wax mooy ñoom amuñu problème dañoo cool kon bi moom amuñu fa problème quoi amul benn booy dégg sax muy wax ni gars yi dañoo beew dañoo changé dañoo lii heure bu ñu ñëwee dañuy nuyu ñëpp dañuy big toog foofu sax ak booy di naan caay yenn saa yi di naan ay café ñoom amuñu problème boobu quoi. Ara je pense waaw parce que Ara moom yenn saa yi mën na mer mais da koy du feeñ quoi du feeñ ci moom waaw parce que dafa calme. Ara bi mu takk jabar boobu mu ma fekk Dakar après mu woo ma samedi dimanche daa mel ni la takk jabar ci lii bi dafa ñëw rek toog rek ne ma booy la suba dama koy matale lii la ma wax suba daal dama koy matale ma ko la waaw suba damay takk soxna nii. billahi nii laa ci yem xaw ma woon sax lu muy lijjante wala affaire yooyu te sama yeneen mag yi sax dafa mel noonu la leen informé quoi xam nga moom dafa nekk nit koo xam ne nag du wax ay affaire am waaw à chaque fois day def li muy def après bu demee ba nga xam ni si bu waaj a jeex rek après mu soog a wax nit ñi ne lii laay def wala affaire yooyu. ban soo ma gën a neex si ñoom je pense que Crazy Love waaw neex na ma trop parce que man moom dama indola quoi. ami chers internautes de Dakar Buzz dafay reetaarlu parce que moom itam dañuy gis ni boo leen gisee ci clip yi wala ci télé yi ils sont toujours sérieux mais par rapport ak rakk ji boo gisee bu ñu nekkee en famille dañuy mbalak mais booy dafa mel ni gars yi def nañ la ko parce que nee nañ nga jël soow mais wërale ko sa bopp bi sukk pour concert bi mën a jàll yoon te boo déggee mbalak la entre la famille et puis que ça continue que ça continue merci beaucoup le petit frère dem nañ ci ki nga xam ne nag mooy famille Dayza. J'aurais vraiment voulu tendre mon micro à un de ses parents yaay wala papa waaye ñoom itam yaayu Dayza papaam ñu ngi depuis Kaolack waaye bi Dayza amee 4 ans dañ ko jëlee Kaolack indi ko Mbour ci oncle am boobu moo ko yar depuis 4 ans imaginez-vous depuis 4 ans jusqu'à présent moom mooy yar ki nga xam ne moo di Dayza moom nag mooy la personne la mieux placée pour wax ñu carrément qui est Dayza d'une manière générale dégg nañ suñu micro son oncle et ki nga xam ne c'est sa tante ñu naan ko yumpaañam ñoom itam wax nañ lu am importance nañu déglu loolu ami cher internaute léegi ñu daal di ñëw continuer ci yaa ko waral. maanaam man seen nijaay laa d'abord ba pare di seen conseiller waaw ndax xale yu neex a tëye lañ dañoo wax ne xale bu yaroo ma ci tàngal yëy guney ngaay donc vraiment ñoom maanaam daal damay jëfu mag ci ñoom ndax dañu ne danga am xale bu doxam neexee rek mag jàpp si magam donc vraiment seen conseil la seen lépp la. waaw may seen jabaru nijaay seen umpaañ ñoom ñëpp ñu jàpp ma nag ndax Dayza nu ma Dayza def rek Ara def na ma ko ñoom ñii def nañu bu baax nag surtout nag sama neveu parce que d'abord bi mu fi dal jëkkee ñoom ñëpp samay neveu waaw kooku yaayam a nàmp jox moom mooy Pape Sène Dayza waaw bu baax parce que papi keneen ki maanaam Ara papam sama xarit la woon yàlla na ko yàlla yërëm bu yokk ko leeram daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yaakaaroon naa ko trop
parce que dama gisoon ci ñoom talent daal waaw dama ko gisoon ñoom bi ñu nekkee xale parce que daan nañ dugg ci ay troupe théâtrale vraiment c'était des gosses vraiment très intelligents très avertis et très responsables. waaw commencement bi neexuma woon parce que xaw ma woon fu mu jëm un jour ma oo ko ma ne ko pap te nga continuer njàng mi ñu ma impagne njàng mi d'accord mais du tey lii dinaa ko ci boole rek di dem cité di ñëw ñu dem di répété ji mais commencement bi mu di ko nëbb ba mënatul a nëbb nag ci la feeñee bi mu waree def foog naa master 2 dañoo ne ma dañoo am suñu groupe rap tuddee ko Akhlou Brick Paradise ma ne ko yàkkan muy mal ma ñoom ñëpp ñi ñu bokkoon classe di waa koñ bi te ma xam leen ci jub ndax suñu leen xamoon ci leneen tamit duñ ci d'accord ma ne ko ah booy de baax na mais li ci bon mooy nga dugg ci def leneen mu ne ma duñ ko mus a def ma ne ko ah mu ne ma waaw ñoom ñii tamit ku ci nekk wax loolu moom ma meer loolu bu ci ti duñ ko mus a def te lañ waxoon bi léegi ñu ngi ci bu ma demee na ba xam ne lii dëgg la ah ma ànd seeg ñoom jàppale leen ci. C'est le contraire ñoom dañuy sargal seen waajur dañ leen di yar surtout man mi yar Pape Sène ñuy wax Deyza kooku moom yar bu garaaw laa koy parce que man dama doon koo xam ne jub rek laa bëgg ko jub waaw xëy na bu ñu continuer tuuti di nga ma laaj yoo xam ne peut-être dinaa ci tontu. waaw comme ni ñuy dundee xale yi rek. toog yedd ko mu nangul la dégg aussi ndax su nangul woon di dégg kon du yegg si fii tey mu yegg si ñoom ñii ñëpp depuis primaire ñoo bokk classe mu suñu tàgg ba bi ñuy def seen 3e foog naa kenn moo échoué woon ci ñoom mais dafa mel ni ñoom ñëpp a échoué yàlla def ñu defaat ko macha allah yàlla indi na ñu demaat baccalauréat aussi yàlla indi na donc nangu ndigal ak nangu ko la yar moo tax ñu am loolu. non ñoom d'abord ñoom dañoo am sëriñ bu mag macha allah Cheikh Ibrahim Niass yal na yàlla yokkal leeram ñoom vraiment ñoom dañuy dem ci gàmmu yeeg ci lépp dañuy julli di def seen farata surtout di def des œuvres de bienfaisance loolu am solo bërka démb rek lañ ci jógee surtout avec le Covid-19 là waaw wër nañ ci kii yi ci yenn ki pouponnière bi nekk fii à Mbour joxe nañ fi dafa neen ñëw si doole si tourné nañ daal waaw ba agsi nañ ci man sax macha allah Deyza surtout parce que boobu moo ma gën a jege waaw Deyza man jàng lañ ma ko joxe jàng parce que moi je suis enseignant de kii quoi de fonction à la retraite alors moom dañ ma ko joxoon yaayam dafa nàmp jox ma ne ma kii dama bëgg mu jàng réussir ma ne ko nag yàlla moo war a yor réussite mais daal dinaa ci def sama kéemtalaayu kàttan dama riwé woon ci moom parce que moom yaayam ndeysaan dafa njaboot te c'était le cadet yaayam ñaari doom yu góor la am di si des ñëpp jigéen macha allah vous voyez dama daan dàqanteeg moom xam nga fat ki baby foot yeeg flipper yeeg yooyu ba benn bés dama ñëw jugee école fekk ma ko fi waaw ma ne yóbbu yumpaañam waaw ani Pape Sène mu ne Pape Sène de gisuma ko mais man je savais les lieux où il fréquentait mooy yoot ba jàpp keroog dama ko dóor yu metti nag mu oo yaayam ne ko yaay sama nijaay dóor na ma xaaj na ma sax mu ne ko na la rey waaye donc man j'avais un devoir te booru woon faillir à ma mission waaw yàlla dimbali ma ci nag parce que loolu yëpp c'est venu de la volonté divine donc vraiment waaw loolu daal xam naa ne moom il était terrible waaw mais ni muy jëmee mag di ñëw cursus scolaire am mu def ci lu rafet nag ay tableau d'honneur de kii mais benn bés nag mu def lu ma tiis nag parce que moyen am bi ma indil te da daan am moyen yu baax ay 14 13 et cetera deuxième trimestre bi mu ñëw ak benn moyenne sous moyenne quoi may bëgg xaru ci kaw bi ma tonton dinaa jël premier di jóg parce que au lycée il y avait des terminales spéciaux quoi yoo xam spécial du moins yoo xam ne dañ ko daan créer foofu les meilleurs élèves mais bi mu ñëwee 13 la ma indil nekk premier donc moo dama xamoon
intelligence am. waaw loolu am na ndax tëgg ak fecc moom dama daan mujj jóg ne ko déjà mu naa ma ne ko dama nga wuyu waa cafétéria ñu ngi lay woo mooy kër ñoom Cheikh Ndiaye ndax nekk ci ginnaaw tëgg fecc wala comme li nijaayam wax dew ca baby foot ba ñu dem jëli waaw mu ñëw ñu corriger rek comme li ñuy def xale yi waaye ba tey it mu nangoo rek ndeysaan. non mais surtout man bi ma gën a impressionné xam nga sa valeur dafa am solo fi ñuy woyee colu jigéen ñi quoi moo ñoo ko Wally Seck bi waaw nii la gis nga nii la boobu bokk na de c'est tellement culturel c'est tellement sénégalais ba nga xam ne indi nañ coppite yu bari waaw waaw maanaam dañu wane valeur bi wan ne jigéen ñi ouverture war na am war ngeen sol leneen mais vie bu leen ko bàyyi parce que suñuy maam la woon ba fii loolu c'est important lu am solo la. mu neex ma lool ma fecc ko fii ci kër gi ba ñuy génnee benn clip ñoo wax ma damaa tëb ne leen foo leen ma woo ma wuy si leen ànd ak ñu ñoom ñii ñu def benn clip xale xaalis depuis lors cassette bi génne ñu ngi ci fu set morceau génne ñu enregistré su dul woon yàkkamti nañ leen tegal lépp ma bëgg li ñuy def loolu nag mu neex ma ndax jàdduguñu waaw man daal dama leen doon wax ne dee leen wodd seen wax c'est important non dafa doy waar dafa doy waar xam nga wax bu génnee moomatoo ko waaw c'est pour tout le monde te les appréciations sont différentes waaw ku nekk day wax lu la neex ngay wax lu la neex nga koy interpréter peut-être déggin bi waaw day jafe waaw moo tax dama leen daan conseiller nañuy wodd seen wax lu am solo la parce que ñun suñu culture moo ñu mayul ñuy def yoo xam ne daal dafa jéggi dayo daal non ñoom ils sont enracinés def ouverture bëgg seen waajur bëgg ñu toll ak seen waajur bëgg seen koñ bëgg seen peuple surtout loolu lu am solo la ñoom xeebuñu kenn de au contraire ñoom ils sont pas étrangers xam nga li ma waaw nit ñi dañ leen di téye dëgg waaw di wax ak ñoom bon ñu ubbil nit ñi vraiment seen bunt waaw ñuy wax ak ñoom am nañ vraiment beaucoup de savoir vivre ñu trop mais quand même léegi diminué nag xam naa way jee tax waaw way bee tax waaw dina reposer nag dina reposer parce que même man léeg-léeg damay naan dama koy conseiller ne ko il faut dormir beaucoup parce que sommeil kii la quoi remède la waaw ça refait les tissus et cetera nga doonu il c'est un farceur waaw c'est un farceur pourquoi parce que xam na ne fii këram la waaw donc vraiment day ñëw draaye xale yi waxtaan ak ñoom et cetera nga man nag moom xam nga toujours dama ko naan sa nijaay laa de nijaay mooy yaay waaye bàyyi c'est important mës na ñëw ak bursam am lu mu jënd ma ne ko mu ne ma tonton bourse baa ngi nii mais jënd naa si ma ne ko tu as fait une erreur xëy na jamono yu du benn waaye nag il faut pas tout faire effondrer mu bëggoon nga dem ba ca papa ne ko am papa mi ngi nii ñaanal ma c'est important loolu buñ ko fàttewul rek vraiment maanaam dara du yàqu ci suñuy valeur waaw mais xale yi dañ koy faral di fàtte surtout nag waa koñ bi foog nga may ma àggale tuuti gis nga sama tànk bii gis nga ñoom ak xaritam yi toog def nañ seen warigar dañ ma jàppale moi je suis diabétique mais ba pare dañu dagg sama benn orteil mais gis nga Pape Sène du nelaw waaw day jooy waaw day sa je veux dire du nelaw day jooy naan sama nijaay waaw sama nijaay tànkam bi jaaxal na waaw te xam naa ne bu fekkul woon xaritam yii du mën dara waaw xaritam yi ñoom exemple lañ ci vraiment yenn exemple yoo xam ne dafa baax waaw xale yi ñii dañuy toppatoo bu baax seeni waajur déggal seeni waajur di leen taxawu ci lépp amuñu benn caaxaan man damay wax sama yeneen
xale yi fii ñëw di fréquenté ma ne leen boo leen meloon nit ñoom Pape Sène te ñoom Deyza vraiment dañuy baaxee ci yéen parce que ñii dañoo baax macha allah dama leen di ñaanal rek doom la ñuy wax doomu ñëy kenn du ko ñaanal mu rëy mais dañ koy ñaanal mu def man dama ne ko rek jigéen lay tooñ mooy ñaan góor mooy muñ mooy joxe. waaw incha allah bu jotee rek yomb bés bu ko yàlla tuddee keroog dina am gaa nag bëgg naa am goro waaye tamit bu nu yàkkamti bés bu jotee dina ñëw soobee yàlla jërëjëf. moom na gaaw takk ma gaaw takk incha allah te dina am dégg bu mujj maanaam ni ñuy bayee seen waar c'est comme ça waaw te ñoom dañ leen dénk dara xam nga ñen ñoo leen dénk du seen parent mais xam nga lan seeni rakkaati rak seeni sët et cetera moo tax man phrase bii rek laa leen di wax il faut chercher dans le regard des enfants le pays debout qu'ils voudraient que vous leur laissiez c'est important ñoom c'est des artistes ànd ak ay xale yu am jom mooy ñiy toog li ma leen di wax rek na ngeen continuer ni ngeen defoon ni ngeen di def nii boo leen ko bàyyiwul ni ngeen dem fu sori te incha allah dina am parce que li ngeen di am yéen a ngi koy bokk ak nit ñi ngeen ko ñëpp am nañ lu ñu lekk am nañ lu ñuy jegenaayoo ak yëpp mais terewul ñoom dañuy ñëw di def seen loxo bu baax at bu jot koor gi nag koor gi lu ne la ñuy def fépp la ñuy wër joxe donc vraiment ñoom li ma leen di dénk rek mooy ñu gën a góorgóorlu taxawu musique bi c'est de l'art musique mën na wéral nit musique mën na jom xam-xam nit waaw gars yi ah way Dakar Buzz nag vraiment dama leen di ñaanal yal na ngeen dem ca kanam yal na leen yàlla suturaal te am na benn question boo ma laaj ci wàllu dëkkandoo yi sax tuuti ma invité leen ñu bàyyi ci dara mais taw bee tax waaw mais gis nga buñ ñëwoon dinañu wax lu raw li ma wax parce que Pape Sène day def ci ñoom waaw ma tey sa quoi lay wax bon xam nga man Pape Sène laay wax quoi boobu laa gën a téye est-ce que vous voyez en tout cas li ma leen di gën a kii yéen waa Dakar Buzz yal na ngeen jëm ca kanam li ngeen di def ni c'est comme ça xam nga la société commence par le langage vous voyez et vous avez mis votre doigt la manière dont on doit utiliser pour faire les médias yéen a ngi ci vraiment waaw man yàlla bu leen seytaane rax surtout nag les gosses là aussi waaw na ngeen a gën a góorgóorlu yéen tamit ah attention la phrase que j'ai lancée tout de suite yéen waaw c'est valable waaw na ngeen ko gën a kii waaw na ngeen ko gën a wax waaw kii nag il faut que ma gërëm ko par force la loolu force la pour mu gërëm mère mooy kaan xeeñam moo ko depuis C1 hein C1 la ko cours élémentaire première année moo ko yor ba fii mais déedéet laajal pap moom kay boo demee na ngeen ko laaj rek waaw donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal waaw jullit moom ñaan rek la am alors li ñu dal ci Deyza moo ñu dal ci aara itam depuis bi mu nekkee xale dañ ko jox benn magam bu jigéen boobu tamit moo ko yor parfois on a vraiment l'impression que ni yaay yi toujours dañuy def lu ñu mën mais dañuy bëgg doom bëgg njaboot ba dañuy jël seen doom yi jox ko maag wala jox ko nijaay ñu yar leen et puis yaayam itam moom elle était vraiment indisponible c'est pour cela ñu dem ci magam bi nga xam ne bi mu nekkee xale depuis période primaire moom moo yar aara mag ji moom it wax na avec vraiment le cœur ñu déglu ko mu wax ci ki nga xam ne moo di aara léegi ñu daal di ñëwaat déglu leen lu magu aara wax ci moom. waa aara maa ko yar. waaw mos na koo bëgg moom waaw chaque jour moom lay woyantu ci kër gi ba léeg-léeg sax dama leen doon dàq ci kër gi waaw ñaar yëpp la teg ci kaw moom jàng mi mosu koo fooye moom bëgg na musique bi mais moom da doon jàng moom foo ko fekk mi ngi jàng Moussa Ndiaye li mu gënoon a bëgg bi mu nekkee xale xanaa rap bi mu def ak jàng déedéet Moussa Ndiaye moom terrible moom aara moom terrible moom du xeex du xulloo mosuma ko gis te ci fii lan yaroo mais mosuma fekke ñu ne ma kaay sali aara da doon xeex wala da doon xulloo
loolu moom mosuma koo fekkee waaw kontaan ci nag parce que seen ànd dafa yàgg ba ñu ay xale ba tey la ñuy ànd di ñëw fii sama kër di fi toogandoo di fi nekk di répété di fi nekk di jàng seeni leçon di fi nekk di def lépp seen ànd moom ba ñuy xale ba léegi ñu ngi ànd ara bêtise bi bu def bàyyi bêtise bi bu njëkk a def boo xam ne moom du ma ko fàtte mooy bi ñuy defar fii kër gi ndax dafa am un jour boo xamante ni ñoom nag dañoo yàgg sonn ci man nee naa leen heure bii bu ngeen toogee te yoru leen lu ngeen ma jox sax man déjà kontaan naa parce que lu nekk defal nañ ma ko kër gi bi ñu koy samp tey su ma jëli ji woon camion xeer ñoom laay woo damay woo ara woo Deysa woo ñoom ñii taxaw ñoom Pape Sène nag ñoom ñëppay ñëw Amadou ñoom ñëppay ñëw suñu ñëwee ñoom ma koy chargeel ci biir ba mu fees bi ma koy chargeel ci biir nag ba mu fees da koo chargé ba mu fees mu dugg ci biir néeg bi toog mu duggee ci biir néeg bi toog mu surux ci biir jour boobu moom damaa réew bay bëgg a dee waaw damaa réew bay bëgg a dee waaw kontaan ci moom fier ci moom parce que man dama leen doon wax bu njëkk sax man du ma seetaan rap du ma ko déglu mais xëy na xale yi ni ñu ko indee moo tax léegi mag ñi sax bëgg ko parce que bu njëkk ni ñu doon defee rap bi maanaam dañ ciy boole tilim boole ci saaga boole ci def yu koo xam ne daal maanaam mag ñi sax daawuñu ko déglu mais ñoom ni ñuy dikkee ak ñeneen ñi topp ci ñoom it waaw ni ñu indee rap bi moom wax dëgg yàlla ñëpp a ngi koy def waaw dafa dooj nag mais dafa timide ara ñun ñu ko xam mooy doojam peut-être foofu la ko wane mais ñun ñi ko yar waaw xam nañu ara dafa timide waaw góor waane yàqu ko waaw dëgg la ñoom moom wax dëgg yàlla moom rab bi changé wu leen te man gëmuma ñu changé lañ parce que maanaam bokk ci famille bu baax dafa am solo te xale yi tamit fàttewuñu seen démb waaw fu ñu mënti nekk ndakaaru bu duggee mbuur fépp la ñuy ñëw même suñu ñëwul tam dañuy woote téléphone man mi nga xam ne man dama leen a yeb chaque jour ñoom bu ñu ñëwul it dama leen di dégg téléphone waaw ñoom ma wax dëgg yàlla succès bi changé wu leen waaw kontaan ci nag kooku du def dara lu ma yëgul man maay koo xamante ni xale yi bu ñuy tàngal ndox sax bala ñu ko tàngal woo ma waaw ara avant muy takk jabar bi mu nekkee lu tuuti di ñëw fi ara su dikkoon ci kër gi fekk keneen tegal ma ataaya day mer jour boobu du añ day mer ni ma lu tax keneen di la tegal ataaya te may ñëw sali bis bu ma takkee jabar yow laay mooy première njëkki ara doo xàmmee ñi mu bokkal ndey ak baay doo xàmmee ñi mu bokkal baay ñun suñu famille amul loolu dañoo mel ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te la ma waxoon ba mu nekkee xale moom la dëggal ndax soxna si da koo indi ba fii ni ma sali mu ne naa mu ne ma soxna saa ngi ni ko nuyoo la ak moom su nee waaw ma takk su nee déet du ma takk ma ne ko yow koo indi bëgg naa ko te ba mu ko takkee tam dafa maa may première njëkki ma kontaan ci bu baax fier ci bu baax tamit waaw xanaa neex rek ak jàmm ak salaam ni ma mel ak ara laa mel ak moom Deysa li ma ko yekk téléphone sax yàlla xam ne du ma ko wax sax ara waaw man moom jàmm laa séq ak ñoom kaf ak ree chaque jour dama naa leen yéen ñaar ku bëgg a dugg ci seen diggante ku ko bëgg a yàq dina yàqu ara li mu gën a bëgg na ceebu jën waaw waaw bëgg na waaw lekk góor day bëgg lekk bu baax waaw ara li muy nelaw bariwul noonu nag ndax répété yee tax ak yooyu dinay nelaw nag waaw ndax léeg-léeg dinaa koy woo di ko tooñ soxna si ma tëdd di nelaw ma ne ko bu ko bàyyi mu nelaw day ko bàyyi mu répété te soo paree di ko jekk waaw tey jii su ma leen doon wax leen seen def mooy seen def parce que ñoom nit mën na leen a tooñ ba ñëpp xam ne dañ leen a tooñ ñu sëgg dem mu jàll xale yi loolu mooy seen défaut du ñu xulloo du ñu xeex du ñu werante te chaque jour ñu tooñ leen te bu ñu leen tooñee ñu sëgg dem loolu moom mooy seen défaut waaw ñoom nag bu ñu way neex na ma seen way yëpp a neex waaw sama choice moom neex na ma waaw boobu moom bokk na ci bi ma gën a neex te bokk na tamit ci bi leen gën a lancé waaw moo taxit boobu ci bi ma neex ci la bokk waaw man nag xale yi yàlla def na man du ma gis seen stress parce que xam nga lu tax mooy chaque jour dama leen di conseiller ku ma ci dégg téléphone wala ma vocal la dama lay conseiller di leen wax chaque jour dee leen def nii dee leen def nii dee leen xam fi ngeen bokk dee leen xam fi ngeen jóge dee leen xool ci seen i waajur dee leen xool fii man chaque jour dama leen di conseiller moo tax boo amee ay rakk yu baax yu yaru ñu yore ay mag yu leen conseiller pour ñu dëng wala ñu jàdd yoon dina xaw a jafe déedéet ñoom nag loolu dalu leen ndax buñ ko defoon ni tey dina leen jaaxal sax ndax buñ ñee ara tey dafa changé wala dafa bàyyi ay nit yi démbam kooku ko dégg sax war na koo jaaxal waaw ndax seen waajur muy seen papa ñun ñëpp dafa boolewul ay nitam ak nit yi démbam ak ñëpp te mosu cee bàyyi kenn ba ni muy wujjee suñu borom waaw xale yi moom kenn mënta xàmmee seen àndu démb ak seen àndu tey parce que koñ ba bu ñu fa dikkee fu ne mën nañ faa dugg ku ne mën nañ koo nuyu parce que duñu xulloo kenn ñëpp lañ amal jàmm tey bu ñu duggoon saareen fu ne mën nañ faa dugg bu ñëwee sama kër gi fu leen neex dinañ fa dugg man mosumaa gis seen xulloo mosumaa gis seen mer mosuñu maa wax man mii lu mën a xari waaw ara nag moom man li ma mën a wax ci moom daal mooy yaru wax dëgg yàlla man yaru ak respecté nit ak jox nit teggin ak jox ma cër waaw man loolu laa mën a wax ci ara waaw mën naa fecc kay waaw
waaja waaw maa leen gën a kontaan. Ara 2 li yëpp yéen a ko waral. Ara ak 2 li yëpp yéen a ko waral. Ara ak 2 waaw lii yëpp yéen a ko waral donc ñu ngi seen ginnaaw donc lépp loo leen soxla rek acca gars yi ñu ngi ci biir. waaye sama ñaari doom yooyu lii lépp ñoo ko waral waaye sa kaw sa kanam si lu baax incha allah. oui Ara 2 lii yëpp yéen ak Ara dama leen ni yéen a ko waral te xam naa ne c'est sûr que vous allez réussir parce que da ngeen gëm li ngeen gëm jàpp ko et pourtant mënoon ngeen continuer jàng mais dañu ne le destin kenn xamul lan non et tout est venu de la volonté divine mais il faut cultiver son jardin moom la ñu ngi cultiver leur jardin comme disait Voltaire n'est-ce pas. ñoom ñëpp ñoo waral lii Dayza ak Ara ñoom groupe bi yëpp sax waaxlu bi ñoom ñi ci ginnaaw ndax xale yi macha allah waaw yal na leen yàlla lafal cat rek waaw ñu continuer dem ba ca kanam ndax man sama passement ci ñoom laa ko wékk incha allah. waaw d'accord Ara ak Dayza lii yëpp ñoom ñoo ko waral parce que coow li ñoom la. waaw coow li ndax ñoom la wax dëgg yàlla parce que ñoo tax ñu ñime buñ nekkoon ci Ndakaaru gi di xulloo ko xeex kon maanaam ñun même buñ toogee fi tam suñu xol bu sedd wala duñ fi toogeen buñ neex mais heure buñ fi toogee ñu ngi fi toogee xel mu dal ak xol bu sedd waaw seen diggante daal laaw la cat waaw yàlla na leen yàlla musal ci saytaane ak ci balaa ak lépp luy lore.